asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di amaan mbégte bu baax di ñëwaat fii ci seen émission àllarba di ci ànd ak saa su nekk rek Cheikh Ousmane Diop sëñ bi gannaaw bañ leen nuyoo ziar la di leen ñaanal yàlla tawfiq ak sutura yàlla na ko yàlla defal ci barki yonent bi comme saa su nekk rek ñu ñëwaat ci xew-xew bu jamono sëñ bi gis nga fan yi Sénégal nu mu xaw yëngatu tuuti coow yi fi jaar yeeg yenn événement yi tey ñu ñëwoon tey di la laaj sa xalaat maanaam naka nga gisee avenir u Sénégal ci nu muy doxee ni bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di rafetlu liggéey bi nga xam ne waa cellule de communication bu Dahiratoul Latif ñu ngi koy def di leen ñaanal yàlla ci barke yonent bi yàlla may leen ci ndam yàlla it may leen ay matériel yu gën a sophistiqué ba ngeen gën a mën a lawal seen liggéey yal na ko yàlla mottali ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu balaa ñuy wax dara ñi ngi jaale mbokk yi nga xam ne yàlla dogal nañu génn àddina ci manifestation yi mujj xew di it ñaan yàlla jéggal leen ci biir ak ci biti di massawu ñépp nag ndax Sénégal yépp ñàkk Sénégal yépp am métit na bokk sénégalais yépp am métit sénégalais yépp ñàkk parce que am na buñ ne Sénégal rek day mel ni réew mi kese mais buñ ne sénégalais yi mooy ñi fi juddoo bokk fi di sénégalais ba pare nekkaat bitim réew nekk sénégalais ci waxin kon fa tabarakallahu buñ jugee ci loolu ci laaj bi nga xam ne laaj ngeen ko muy laaj bu am solo mooy li tubaab bi di wax une question pertinente mais d'abord il faut que ñu xam ne toutes les sociétés subissent des mutations léegi mutation boobu muy coppite yooyu ñun ñoo war a xool nag maanaam dafa war a nekk lu ñuy encadrer nekk lu ñuy organiser mais bu mu nekk pëccëxoo ndax suñu benn maître en pensée day wax ni muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fa wax ne pëccëxoo diine pëccëxoo aada pëccëxoo politique xajul ci réew mu toll Sénégal bu dëgg la preuve bi pëccëxoo politique amee manifestation am na moo tax wax naa ko fan yee ci benn émission bu may def fajar gi ci benn rajo de la place muy 97.8 FM dafa def émission fajar bu nekk dafa def émission dimanche bu nekk de 15h à 17h bu dee fajar bi de 6h30 à 7h ma ne leen pëccëxoo diine bi indi na pëccëxoo politique bi indi na manifestation ma ne leen ñi ngi jëm ci koor nañu moytu pëccëxoo diine indiwaat leneen su ma ne ñi ngi jëm ci koor mooy dañoo miin d'habitude koor gi am yuy xew ci plateau télévision yi mais man bokkuma ci xëy na ñenn ñi gis-gis pour man je blâme pas les plateaux je blâme pas les médias non ñoom dañuy def seen liggéey mooy ñoom dañuy def loo xam ne seen liggéey dafa war dox parce que c'est des sociétés privées mais par contre ñi ñuy invité ñoo war a jàng waxin ku nekk mën nga wax ci sa sëriñ te doo vexé sëriñu jàmbur beneen bi aussi nit ñi am dégg-dégg lu am solo la nit du wax rek nga ne kii sama sëriñ moom lay garawaane wala moom lay tudd déedéet jaru ko dañuy am dégg-déggin bu rafet dañuy settantal dégg-déggin lu am solo la nit ki sax mën na wax ju dëng mais nga déggee ko déggin bu rafet su loolu buñ ko suuxalee ci suñu bopp rek lu bari mën na naat ci réew mi léegi ma gisit benn analyse bu ma def muy pëccëxoowu aada nar na fi am te ñun ñëpp nañ ci taxaw ba du am muy affaire u ethnie Sénégal mësul am problème u ethnie problème u kal moo fi mës a am maanaam kan lañu mës a séq njaay jóob njaago séeréer joola pël fële mbay sàmb jóob njaay yooyu lañu xam cousinage boobu lañu xam nañu fexe ba mu continuer mais bu kenn nangu ñu ñuy dugal ci yoo xam ne pëcc xoowu
aada la donc ñetti pëccëxoo yëpp bu ci bu nekk naree indi émeute naree indi manifestation àddina tukki te mën nañ ko indi lu mën a nekk la parce que mbokk yi Covid-19 bi man am na pour man c'est plein de points positifs le Covid-19 pour man c'est plein de points positifs parce que Covid bi moo indi réveil des consciences li tax mu indi ko mooy mbokk yi avec le Covid on s'est rendu compte que gàmmu yi ñu daan organiser màggal yi ñu daan organiser combat de lutte yi ñu daan organiser dafa xawoon apaisé dafa xawoon mel ni ku téye réew mi ba nit ñi lu bari duñ ko xalaat ba nit ñi lu bari duñ ko seetlu maintenant yàlla xëy rek arrêté lépp yàlla xëy téye lépp nit ñi nag commencé di sentir pression sociale di sentir pression économique ci biir famille yi parce que ñii doot ñu mën génn ñii dañ leen di dàq seen liggéey loolu ko wax rek ñu société bu nekk prétexte Covid-19 def licenciement économique donc loolu dafay daal di réveiller conscience nit ñi comme ñu ngi toog di waxtaan di xool di gëstu di seetlu information yi di daw donc les gens n'avaient nit ñi dem ba am benn buntu kese buntu boobu mooy internet ci la nit ñi daan yendu di ci fanaan pour évacuer tuuti seen stress malheureusement ou heureusement dañ ci daan recevoir information yoo xam ne danaan kon nekk lii yëpp xew na fi donc te loolu njëriñ la ci réew mi maanaam bu ñu ragal il faut pas qu'on ait peur du changement mais nañ ko def ak xel moo tax ma wax ne Covid-19 bi du négatif à 100% non mais nañ ci jàngat te yàllaa ngi dogal yeneen dëkk yi gis ngeen dee yi ni mu fa bare mais Afrique xoolal dee yi ni mu fi néewee am na lu ñu yàlla jox comme signe am na alerte bu ñu yàlla sànni moo tax may wax ni ba ci le vaccin si les gens ont peur de le faire c'est un problème de confiance c'est du leneen ñun ñëpp dañoo judd di vacciner wu donc ragaluñu vaccin mais pourquoi bii nit ñi teey ci parce que dafa am d'abord problème dafa am confiance boo xam ne dafa rompre entre les dirigeants et le peuple et confiance boobu war nañ ci liggéeyaat lu koy suudee beneen bi mooy pourquoi pas aider nos médecins nos professeurs nos chercheurs pas aider les encadrer financièrement et tout ce qu'il faut parce que ñun africains yi war nañ mën a am suñu vaccin bopp lu mën a nekk la man lu ma gëm la te boroom xam-xam bu koy dégg bu nekk di nga nangu ne lii lu mën nekk la parce que Ebola jaar na fi on l'a géré peste jaar na fi géré nañ ko leneen jaar na fi géré nañ ko ñun africains yi bu daree jugee ci ñun africains yi tubaab yi dañuy tënk ñun mais lu jugee ci ñoom nag dañuy bëgg ñun ñëpp yëg ko ci àddina bi donc il est temps que africains yi ci boppam am beneen vision de la vie bàyyi di rejeter la faute aux autres comme l'a dit Alain Foka ci muy un grand journaliste ma gis benn interview bu riche mu ne il faut que africains yi bàyyi chaque fois di blâmer européens yi ñun suñu bopp lañu war a blâmer tey ji maa ngi koy wax ci benn émission ma ne leen traite négrière bi ñuy wax mais suñu maam yi ñoo jëlaat suñuy maam di leen jaay pourquoi tant que ñi ngi def intérêt crypto personnel duñ dem Sëñ Abdou Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu danaan wax ne yàlla na ko yàlla yërëm te dolli ko leer danaan wax ne man Abdou Aziz képp ku ma xam nga man mosuma doxal intérêt personnel mais damaa mos a doxal intérêt réew mi intérêt général donc il faut que mu dellu ci cadre boobu ndax suñu benn maam yu baax ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér muy un grand monsieur un noble muy Amadou Mahtar Mbow mu ne nous pouvons devenir un grand pays si nous savons nous unir pour agir dans l'intérêt de notre pays. Fin de citation. Citation bi li ma ci neex rek mooy si nous savons nous unir
mooy kon booloo sax danga koy mën du ñu la neex lañ war a booloowee kon war nañ ci xalaat mooy lan d'abord ñu bàyyi sénégalais yi laa mën tudd man j'ai toujours défendu et je crois mordicus que le Sénégal est un pays particulier contrairement à ce que d'autres disent. Le Sénégal est un pays particulier avec un peuple exceptionnel il faut que ñu accepter ko gënuñu gëm kenn yàlla gënuñu gëm kenn yonent bi mais nag am nañu ay particularités ndax mag ñii ñu am ñu jox ñu un modèle ku ci nekk jox la modèle boo xam ni équilibré na àddina defar na sa dund fii ak àllaaxira mais kooku bariwul donc problème bi tey mooy le fait que Occident ou les Occidentaux veulent nous imposer wala veulent imposer au monde entier un système de vie ça c'est un problème. Par contre ce qu'on doit faire réellement ce que nous devons faire réellement muy savoir nous unir boobu mooy ku nekk am nga ay points forts tey man mi nga xam ne ndongo daara la man maam Ousmane Diop ndongo daara la li ma xam ndongo daara yi xam ko nañ ko jël beneen côté bi li ñu xam ñu boole ko pour defar réew mi mais bu dee ndongo daara yi dañoo beru seen côté parce que nee nañu kenn boolewul leen ci réew mi ñu tuddee seen bopp intellectuel ci beneen côté mais réew du mës a dox il faut que ñu mën a boole li ñu xam parce que tey Cheikh Seydil Hadji Malick am na lu mu bind ci li développer réew parce que réew li koy développer mooy d'abord nit ñi nite jàng soo war a jàng nga jàng ñu discipliner il faut que ñu discipliner discipline lu am solo la jàng lu am solo la ba pare ndaw dafay ñeme jamono ñu ñeme liggéey wala boog ñu gën ko ñeme waxuma nag ñii liggéey am na ñuy liggéey ñeme ko mais tey ñun ñu bari ci ndaw ñun jeunes yi ñu bari ñemewuñu liggéey ñemewuñu coono wala fonk ñu seen liggéey da ngay gis ku ñëw mara topp la sëñ bi ñaanal ma nga daj ci lu nekk ñaanal ko yàlla jox ko lu nekk mu jëfandikoo mais bu amee liggéey du ko fonkati te loolu c'est un problème d'éducation c'est un problème de discipline da ngay dem ci benn centre hospitalier bien qu'on les encourage ay jàmbaar lañ di nga ci gis ay jàmbaar mais léeg-léeg nga dem ci benn hôpital mais vigile bi ci buntu bi dina gëdd vigile bi ci buntu bi dina dàq médecin bi war a dalal sa xel léeg-léeg nga ñëw c'est vrai qui sont débordés mais nañu bàyyi xel seen position nañu bàyyi xel ki fay xaalisam indi maanaam dafay jaaxle kooku am na noo war a waxee moom pour apaiser ko pour dalal ko donc il y a beaucoup de mots MAUX yoo xam ni muy ay jàngoro yoo xam ni foog ñu waxtaanee ko ci réew mi te Alain Foka dama gis ci vidéo bu gàtt bi ma jox boo ma posté ko sama page Facebook d'ailleurs mu ne le général de Gaulle disait ouf y a pas de pays d'amis y a que des intérêts waaw comme léegi ñun loolu wax na ko mu leer kooku il n'est plus coupable wax na li mu bëgg donc ñun africains la suñu dirigeants yi wala jël seen responsabilité xam ne affaire bi c'est un partenariat gagnant-gagnant je gagne tu gagnes mais qui doit gagner c'est le jeu là c'est un jeu de nous entre guillemets mooy le peuple doit gagner le pays doit gagner dafa war a gis ci boppam te yàlla wax na ko ci biir alxuraan nee na ñett mooy développer réew al adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wal yatama muy justice équité al adl équité ku nekk nga jox ko àqam ihsan mooy rafetal lépp loo xam ni buñ ko defee mu rafet jur njëriñ muy discipline di orma ita'i zil qurba wal yatama mooy lépp loo xam ni mi ngi génn ci suufu si réew mi wala di bien wu réew mi ñu fexe mu yem d'abord waa réew mi njëkk ci jëriñoo mais alxuraan jàngal nañu ko pourquoi ñun duñ ko adopté du problème mu diine des fois xam-xam bu xasee ba taxaw du problème mu diine da ngay jël li la diine jàngal jël li la àddina jàngal boroom xam-xam lu mu la wax muy lu jëriñ nga boole ko parce que xam-xam alxuraan ak diine l'islam mësul dàq xam-xam
te du ko dàq mukk ndax iqra bismi rabbika allazi xalaq ci xam-xam la taxaw te façon xam-xam yi bari tey peut-être nitu déjà il faut que ñu redéfinir le mot intellectuel. C'est quoi? C'est qui un intellectuel? tey ki am ilmu ladani foo koy dugal ilmu ladani mooy xam-xam boo xam ne jugewul ci doomu aadama. Cheikh Seydi Hadj Malick Cheikh Seydi Hadj Malick dafa bind ne li koy maye mooy jàng sa diine sellal sa pratique bi ngay pratiquer sa borom te li nga jàng di ko jëfe ne na ku ko def yàlla dugal la ci ñi ma ragal maa leen jox xam-xam. mais ki yàlla jox xam-xam ki yàlla jàngal ki yàlla yar du laal lu moomul tey ji moom laa wax fan yee ci benn rajo ba sama benn kilifa di ci waxtaan ak man muy la déclaration de patrimoine ma ne ko bu nit ñi juboon kenn du ko def mais li indi déclaration de patrimoine mooy nit ñi jubatul njiit yi jubatuñu ba ñu naan booy ñëw waxal li nga am booy génn waxal li nga fi am parce que juba ji dafa bari te les gens n'ont trouvé que ce système là pour jéem a tënk tuuti dirigeants yi te tey bu ñu revenir à la phrase du général de Gaulle qui dit qu'il n'y a que des intérêts mais moi j'ai toujours dit pourquoi réew mi du def réciprocité des visas au nom de quoi Sénégal amul sécurité ku mu neex dugg ku mu neex kenn yow mii di sénégalais ki dul sénégalais moo la fi ëpp droit te par contre bés boo tukkee sénégalais yaa ngi bëgg toskare bitim réew mais bu yàggee mais kenn du xamante ni muy niru explosion bu doy waar lay indi te loolu dafa metti pourquoi Sénégal du ñu demander visa dëkk bu fi dugg te visa xaalis la li gars yi di fay ci ambassade France fay ko ambassade États-Unis ila axiriha di ko fay ci ay ambassade sénégalais yi di ko fay te buñ demee ci biti aussi du nekk ci jàmm pourquoi Sénégal du def réciprocité des visas man loolu plus de 5 ans maa ngi koy laajte amaguma ci tontu mais ñun tam par ailleurs ñun tam foog ñu xoolaat suñu bopp tey ñi am chance di ci tukki man su ma duggee ci avion di ñibbi ci Sénégal des fois damay am kersa parce que bu avion bi ñëwee ba tiim aéroport bi rek ñi Sénégal yëpp jug ñi ci ëpp jug taxaw xamul fu ñu jëm nga dégg ñu naan asseyez-vous xaar leen avion bi wàcc mais loolu tam yow muy Sénégalais da ngay rus parce que loolu yëpp c'est un problème de discipline avion bi ñu topp leen ko dinañ ko wax ci rajo wu avion bi di ko wax ci haut-parleur bu nit ñi toog mais ñun sax dañ ciy boole ay saaga léegi bu avion bi atterrir ñu ne xaar leen avion bi fay moteur ñu pour ñu ubbi portière bi pour ñu ubbi buntu avion bi mais du ñu xaar ñëpp a jug taxaw wuti ji buntu bi waaw loolu tam mbokk yi nit ki yaay def luñ la respecté yaay mel luñ la respecté sooy laaj respect dañ fekk nga respecté sa bopp ba pare respecté sa tey jii war nañu xoole fi Sénégal toll woon ak fi mu toll léegi ci respect aujourd'hui tout le monde entier d'une manière générale ñi ngi wax ci Sénégal te lu ko indi ñaari nit kenn ku góor kenn ku jigéen ñëpp di ngawtee Sénégal ci baatu viol entre guillemets nañu téye suñu réew mii nañ ci ànd jàpp ci ñi ci kaw yàlla nee na ñi ci kaw nañu yërëm ñi ci suuf man mi ci kaw man mi feete kaw yërëm leen ñi ci suuf tamit nañu déggal ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw lan mooy loolu mooy dirigeants yi nañu yërëm peuple bi bàyyi xel seeni bébét bàyyi xel seeni coono parce que il y a beaucoup de pression sociale et c'est difficile pour les gens ñu jàppalante te dindi suñu xol yi kañaañante bi soxorante bi nekk suñu biir baaxul ci doxal réew yii daal par rapport à la question bi nga ma posé li ma ci mën a wax bari na dama dégg sëñ Babacar Sy Abdou sama sëriñ mun ne nit mën ngaa wax ba jot réew mi mais boo ko jotee fan ngay tàmbali pour defar ko ba àgg mbokk yi wax ji nañ ko bàyyi xel ku nekk mën ngaa wax la wax de mën ngaa wax ba jot réew mi
mais boo demee ba jot ko fan ngay tàmbali pour liggéey ko ba mu àgg. moo tax may wax ne ñii di politique wala ñii soxla réew mi nañu wuti ci ay programme di ko doxal. nit ki doo bàyyi ba ne su ma faloo def nangam commencé liggéey balaa nga falu. projet non fi mu ne nii nous avons besoin de réalisation pas de projet parce qu'il y a énormément de projets dans ce pays là énormément de projets da ngay am sax ay mbokk talibé yoo xam ni duñu sénégalais duñu sax nit ku ñuul nit ñu weex la ñuy doon dañuy soxla projet Sénégal la ñuy ñëw jël fi projet dem réaliser ko seen dëkk mais tant que iñaan mi ngi suñu biir dara du fi mën a sotti te waxu kilifa googu nañ ko bàyyi xel. mën ngeen wax ba jot ci réew mi mais boo ko jotee fooy tàmbalee liggéey bi pour mën a àgg fi nga ko soxlaa mbokk yi loolu nañ ci xalaat te ku commencé wu par exemple ci sama xalaat ku commencé wu ci éducation bi commencé wu ci discipline gisuma foo mën a jaar ba réew mi réussir boo amoon li ëpp ci suuf si ci àddina il faut de la discipline et de l'éducation pour ñu mën ko gérer. parce que ki ñu yar jàngal ko yar ko comme ni mag ñi daan yaree ci ndab nga xam ne boo toogee ci ndab toog ak say waajur doo laal diggu bool jàngale na mooy sa kanam yamal ci li nga am lee bu ci sa wërsëg nekkee sa waajur mooy dagg tegal la mooy li nga xam ne moomuloo ko bu ci sa wërsëg nekkee yàlla dina am ko mu tàggat indil la ko kooku indil la ko teg ko ci sa loxo. li ñu bëgg wax lépp bari na parce que dañoo yéene suñu réew mais comme fii la suñu doole toll muy indi suñu contribution wax suñu doole ci wax la toll dinañ wax te wax dafa jafe Serigne Cheikh Diagne Sy Al Maktoum nee na wax ku yàlla nattu rek moo ko war a def te ñun jàpp nañu yàlla daf ñu ko nattu ndax depuis 2010 mënuma la wax ne mënuma wax kenn ne lii ma dugal ci média du sama benn kilifa nga xam ne duma deñ mukk di ko sant muy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niang ak sama Serigne bi ma jàngal alxuraan muy El Hadji Chérif Talibou Ya Samb nga xam ne à l'âge de 13 ans 14 ans dafa ma daan teg ci diggu daara ji ne ma waxtaanal ak daara ji donc xëy na yàlla rek a xam wallahu taala alam mais gëm leen ne ñun lépp lu ñuy wax lu baax tax ñu wax ko clash yu kenn it nit ñi xam fi ñu war a yem. am na ku wax ci wàllu jàkk yi ne nañu ubbi jàkk yi dañuy wax diw je ne dirais pas diw nañu wax sëñ Babacar Sy Mansour mu ubbi jàkk yi sëñ Babacar Sy Mansour tëjul jàkk yi sëñ Babacar Sy Mansour tëjul jàkk yi dafa sukkandiku ci shariatul islam ne man de lii laa jàng ci diine ji maa ku bokk ak man gis-gis dañu tëj jàkk yi ba Covid bi dañ ndax bu ngelaw ndegam lislaam dafa ne bu ngelaw baree fu leen julli ji mais it am yeneen texte yu indi ne julliti jàkk yi lañu am pour refuge ci lu leen jaaxal pour yàlla teggil leen ko donc ñaan texte yëpp baax na ku ci nekk jëlal bi la doy mais jarul di génn di def ay déclaration non te ñun xam nañ suñu kilifa ñun suñu kilifa duñu sant lu ñu diine santul parce que duñ ko def ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci shariatul islam te sëñ Babacar Sy daan wax ne doom ji ak niru ndey ji mooy tariqa bi dafa niru shariatul islam parce que benn la tariqa bi ci sharia lañ ko teg donc ku nekk nag nañu nangu sa xalaat mais nit ki nag bu ñu nangoo sa xalaat ba pare nangu nit ñi seen xalaat sëñ Babacar Sy Mansour mii tëjul jàkk yi dafa jël texte shariatul islam jox ko mbokkam sëñ Babacar Sy Abdou mu indi presque juróomi téere ñépp a ngi toog mu ne ñun ci lii lañu sukkandiku pour ñun ñu ne dañuy tëj jàkk yi ñu nekk ci ñoom léegi nag képp koo xam ne texte yi ñu sukkandiku muy texte yu wér doy na la nga tëj donc ku ci nekk du problème mu ndigal de yéen a ngi juum du problème mu ndigal ñeneen ñi nga xam ne dañoo am beneen texte bu wér sukkandiku ci ubbi mais ñu ngi ci dëkk te ku ne ñaari dëgg mënul am juum nga maam Adama mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais pourtant yonent bi it moo ko mag maam Adama njëkk dugg àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci baatin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mag maam Adama
kon nag loolu nag lañ leen indi benn contribution ak leeral koor gi ñuy séntu yàlla may ñu fekk ko jàmm te yàlla nangul nu ko ñu bàyyi xel suñu kilifa diine yi Serigne Mountakha Bachir ñu ngi koy sant ci taxawaayam Cheikh Mahi Niass ak waa jàngu beeg suñu mbokk suñu sëriñ yi di maam suñu sëriñ suñu maam Abdoulaye Thiaw ñu koy ñaanal yàlla wér ak njabootam di suñu xarit di suñu wayjur muy Baye Seydina Issa Laye ak kilifa yi wër diine ji yëpp di liggéeyal yàlla ñoom ñëpp ñu ngi leen di niwu di leen ziar di leen sant di leen ñaanal yàlla wér wa ma zalika ala bi aziz ñi ngi baal ñëpp àq na si c'était juste une contribution émission bu ñu def par àllarba lu ci jub yàlla la lu ci dëng man la du kenn wa ma zalika ala bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu